daal di xamle mooy dafay saisir juridiction compétente yi li ni mel nag dafa am yoon bu mu war a jaar bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu tukkee ci avocat bi lee di maître Pape Sène muy itam njiitu comité sénégalais bi ñu dénk ak yelleefu doomu aadama yi naka noonee la mu daal di xamle moo di fi ci ñu législation toll njiitu réew bi képp wala fukki député bu ne ci assemblée nationale kenn ci ñoom ñoo mën a kon cong boobu yooyu les lois ca conseil constitutionnel ñu déglu ko. suñu législation nu mu demee tey jii attaquer une loi en inconstitutionnalité président de la république moo ko mën a def ou bien un dixième des députés ñoom ñoo mën a saisir conseil constitutionnel ci délai juróom-benni fan bu nit jàppee ne que loi bi kat c'est une loi anticonstitutionnelle mais am na beneen recours bi ñu dugal ci réforme bi ñu defoon en 2016 citoyen bi bu jàppee ne que loi bi ñu koy appliquer cour d'appel wala cour suprême c'est pas une loi conforme à la constitution mën na saisir conseil constitutionnel par la voie de l'exception d'inconstitutionnel et à partir de ce moment cour suprême wala cour d'appel dafay suspendre son jugement mais bu fekkee vraiment loi bu ñu voté directement assemblée nationale la ñu jàpp ne dafa non conforme à la constitution kooku moom wax dëgg yàlla benn député rek mënul jóg di saisir conseil constitutionnel loolu yoon waxu ko. ci ñaari projet de loi yooyu la sax la ñuy taxaw ndax jëwriñ bi ñu dénk wàllub yoon indi na ay leeral ci mbir bi rawatina ci article 279 alinéa 1 ci ab communiqué maître Malick Sall daal di faxas ba mu set wecc tuuma yi tukkee ci ñi féetee ci kujjeg longu politique gi ndax moom la mu xamle moo di amul dara lu bees lu ñu ci indi ay soppite yu ndaw moom ko la ñu ci yokk ñu onu ci ak Fatimata Diop. infraction yi ñuy wax ci wàllu acte terrorisme nag duguleet bu ñu sukkandikoo ci bataaxal bi jukkee ci ministère de la justice lu ñu mel nag am na depuis ci atum 2007 ba ñu indee coppite ci biir code pénal bile ci noonee nag jàpp nañ ne ay infraction la yoo xamante ne nag ñu ngi ko teg ci wàllu terrorisme bile waaye it gis nañ tam ci atum 2016 député yi adopté woon nañ it ab loi beneen bu yees bu modifié woon boobule code pénal dugal la nga xamante ne moom moo ci nekkul woon ngir nag yeneen catégorie ci wàllu infraction bokk ci wàllub arme nucléaire naka noonu cybercriminalité waaye itam défense nationale réforme bu yees boobu nag la ko tënk di article 279(1) te it dafa taxoon rek ñu daal di yeesalaat boobule code pénal indi rek ay modification ci wàllu wu ni mel waaye nag gis nañ it que depuis adoption bu boobee loi ci atum 2007 ak 2016 amul kenn kuy taxaw fii ci Sénégal daal ne rek mës nañ laa jàpp ci wàllu manifestation politique bu ànd ak ay violence naka noonu yàq wala sax bien wu doomi aadama te ñu jàpp la fi jugé la ci wàllu terrorisme fii ci Sénégal réforme yu yees yi nag dara waralu ko lu dul rek gën a élargir la nga xamante ne moom moo di rek champ wu incriminé ñi le di rek di jëf ñaawteef ci wàllu terrorisme. Abdoulaye Mbow saisine bu conseil constitutionnel procédure boobu lee mu laaj bu ñu ko nemmeekoo ndax ñi koy def dinañ ci am gain de cause. dina ma jaaxal parce que itam la première question que je me pose mooy est-ce que conseil constitutionnel mi ngi constitutionnel ba tey parce que itam war nañoo tabb ñaari attekat yoo xam ne dañoo bokk conseil constitutionnel mu naan ñaari juge constitutionnel yoo xam ne ba tey tabb guñ leen donc mbir moomu nag dafay laajte ñu posé wu la question de savoir est-ce que itam procédure boobu ñu ko jàllalee lay lim te loi war ko wax est-ce que ñoom war nañ see mën a prononcé wu mais li mën a am ba mën a am defe naa ni banqaas la goo xam ne dafa bokk si wàllu yoon koo xam ne dañ ko fay teg ngir yenn jafe-jafe yi yoo xam ne gis nañ ko si li nga xam ne moo di wàllu yoon ñoom ñu daal di leen saisir ñoom ñu daal di xool lan lañ ciy wax ndax xam dañ ciy joxe avis favorable wala boog avis défavorable donc yoon la itam ñii nga xam ñoo nekk si pencu ndaw réew mi bu dee mën nañ ko am sañ-sañ bi yoon moo leen ko may parce que ñoom seen bopp laata sax président El Hadj Malick Gakou di ko wax am na ñoo xam ne wax nañ ko te bokk si kujje gi nekk bi assemblée nationale ni daañu saisir li nga xam ne moo di conseil constitutionnel donc dafay nekk mbir boo xam ne on espère que li Ismaïla Madior Fall doon wax nii conseil constitutionnel moom dafa mel ni tour de Pise boo xam ne dafay penché wu toujours yoonu palais donc conseil constitutionnel nag war na léeg-léeg ñu sentir véritablement ni c'est un conseil constitutionnel actif par rapport aux prises de décision yoo xam ne véritablement du andi sujet à interprétation du créer des suspicions par rapport ak fii nga xam ne dañuy jàpp ni fii la war a mën a féete wala fii la wetee waaye dafa war a tëddee njaaxaanaay rendre véritablement le droit rendre li nga xam ne mooy de véridique am si par rapport justement au peuple sénégalais. ci ba tey projet de loi yooyu les Mansour ñi féetee ci kujje gi ñoom ñu ngi jàpp ba tey ni dafay salfaañe liberté wu doomu aadama bi waaye jëwrin bi gis nañu ko moom indi na ci ay leeral dafa weddi li ni mel. waaw position boobu donc la mën a tax a weddi li ni mel. mais fu may gën a attirer tuuti seen attention yéen les journalistes.
mooy ci loi pénale bi ak procédure pénale bii nga xam ne moom la ñu saxal. daf ci am point bu ëpp solo wàllu xeexu politique bi nga xam moom lu politiciens yi orienté suñu gis-gis. et foofu la danger bi nekk du question politicien bu def manifestation wala ay ñoom Y'en a marre wala ay société civile mais bul fàttali ne ci biir texte bi dañ ci boole waale attaqué organisation internationale wala commerce international mais point boobu laa bëggoon même député ci assemblée nationale ñu posé ci ay questions man du réponse ministère bii laa doon xaar parce que lii mënta indi fitna boo xoolee gars yi xalaatuñu sax pour teg benn politicien Ablaye Mbow ab terroriste mais lan moo war a xew ñan lañu war a jox liberté ci dëkk bi te kenn du yëngatu te kenn du sëqat ban organisation internationale ban commerce international moo war a am sañ-sañu dëkk bi doxal lu ko neex te kenn du leen joxañ foofu la danger bi jëm parce que ab peuple lañ aw askan lañ woo xam ne am na yenn réalité yenn pratique yoo xam ne du ñu ko accepté mukk fii ci Sénégal am na yenn jëf-jëf yoo xam ne bu ñu ko banniree ba ku ko def boo attaqué ki ko def yoon dal ci sa kaw yow mi dal ci kawam bu ñu jëmee foofu noonu nga xam ñun ñëpp maintenant li ñu doon kaas li ñu doon bañ ci wàllu jikko yu yàqu dootuñ ci am benn kàddu bu ñuy wax ku mu neex nga taf drapeau bu la neex ci wàllu organisation foofu la danger bi nekk ci Sénégal te loolu mu ngi ci biir loi bi te foofu laa bëgg a orienté gis-gisu gars yi du wàllu politique Ousmane Sonko mënoo ko tuumaal terroriste mais faneen la ci yeneen bien yeneen avantages yu étranger am fii nii ku ko joxoñ terroriste nga foofu la wax ji nekk mooy li tax nag dañ xoolaat bu baax texte bi et graaw gi nga xam ne graaw na ko ci ëllëgu Sénégal ak li fi na nga xewaat dañuy joxoñante rek muy ñi nekk ci kujje gi di ñi nekk ci nguur gi ndax pàccum nguur gi itam day dimet ñoom jàpp nañu ni ñi nekk ci kujje gi manipulation la ñuy def. xam nga loi moom bu fekkee dafa ñëw pour protéger askan wi donc loolu man jàpp naa ni kenn waru ko bañ muy opposition du pouvoir parce que askan wi tamit dañ leen war a protéger te man gis naa ni loi bi amul lu ci bees lu tax ñu war ko mën a ŋàññ ndax depuis 2016 bi fi Macky Sall nekkee loi bi mi ngi fi li may laaj mooy pourquoi ci jamono jooju opposition bi comme ni ñu taxawee nii génn di ko ŋàññ ni loi bi baaxul man lu tax ñu toog ba heure bi tey di ko ŋàññ loolu man daf ma poser problème te en plus Sénégal aussi dafa bokk ci ay organisation internationale te il faut mu conformer wu ci législation yooyu noonu par exemple Gafi am na lu ñu wax ci financement du terrorisme il faut Sénégal conformer wu ci parce que terrorisme gis nga li nga xamante ne nii bis bu yàlla sàkk daf koy def ci àdduna bi tey rek ñu ngi wax Mali nii am na foofu noonu ay attaques yoo xam ne am na fa ba mu am 6 morts kon terrorisme question boobu bu ñu ko négligé te tey dama jàpp ni opposition war na am taxawaay boo xamante ne tout comme le pouvoir parce que manipulation ñoom ñaar ñëpp koy joxoñante mais li leer ba leer tey la priorité mooy les citoyens askan wi dañ leen war a protéger war leen aar parce que tey terrorisme question boo xamante ne la kenn waratu koo repousser kenn waratu koo daw parce que c'est une